Gandam bagay wali mata guy galis na gandam bagay wali yay adurer na Assalamualaikum warahmatullahi mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen balax di ko sax ci ngeen baal ñu di nuyu waa Sénégal di ñaan jàmm ci Sénégal njaay yàlla defal ñu ko ndax jàmm rek moo fi am lu dul jàmm ko gën bu leen nuyoo nuyu waa diaspora bi tamit di ñëw fii tey ànd ak DATV déplacé wu ñëw ci Alaaji Pathé seetaan seet si ñaari ndaanaanu làmb tey boo xoolee sama loxo càmmoñ maa fi toog ak Kër Su Baaba sama loxo ndeyjoor maa ngi toog ak champion bu naan Drogba ñu war leen seet si émission waxtaanu làmb fa seeni waxtaan ak ñoom ci làmb tamit di ziaraat ñëpp di ziar waa site bi nuyu caméraman yi nuyu gars yi yëpp di bàyyi sama coach mu nuyu Kër Su Baaba ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté ko. di nuyu waa ahlu làmb di leen xamal ne namm nañ ñëpp particulièrement di nuyu waa Kër Massar yëpp bi ngeen xam ne fi ngeen ñu fekk surtout quartier Alaaji Pathé bi nga xam ne fi la suñ champion bu mag bi dëkk muy Drogba ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di gërëm waa site bi internet yëpp di gërëm site bi ñu seet si muy DATV ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di leen tatagal di toog di leen xaar si liñ ñu indil ñu tontu leen si barke Yonent bi si wàllu làmb. moom it muy champion boo xam ni yaakaar naa jaratul présenté rek mais ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté boppam tamit quoi. asalaamaaleykum sama gars yi Baara sama coach Su Baaba di nuyu bu baax caméraman yi di nuyu sama waa kër yi vraiment di gërëm bu baax waa DATV ñi ma seet si tey maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal bonne continuation di nuyu waa Kër Massar ñëpp rawatina maa ngi nuyu vraiment bu baax waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa sama koñ fi ma dëkk fii nii maa ngi leen di siyaar bu wér merci beaucoup. waaw ayca kon ñu dem jubli ci liggéey bi Kër Su Baaba ma njëkkee ci yow commencé la laaj en tant que coach su Kër Massar nga teewal Kër Massar mbooloo fii yor ay xale yor équipe bu mag waaw ñu lay dégg li lay njëkk a laaj mooy kan mooy Baba. benn doomu Kër Massar nekk Kër Massar di yëngu ànd ak jeunesse bi depuis 90 ba léegi ba 2021 maa ngi Kër Massar sama carrière sport yëpp fi laa ko defee pare yor fi ay jeunes talent boo ñu bëri sama loxo lañ jaar ba tey ñu dégg daal yi kooku mooy Baba Seck dëgg Grand Médine ñu bëri xam ma si football xam ma si encore si coach yor Grand Médine 7 ans tey ki nekk meeru Kër Massar tey man maa nekkoon entraîneur am bi muy football loolu leer na ñëpp sama génération nag ñoom Idi Wele la woon ñooñu laa doon football ndool ñoom Madiagne Ba oui kooku mooy Baba Seck si wàllu carrière ba pare yor écrit Kër Massar mbooloo champion yu bëri jaar sama loxo ku si mel ni tey ki ñu invité wane na si firnde muy Drogba Boy Sey numéro 1 ku nekk gis na leen ay Boy Sey numéro 2 ay Drogba ay Boy Sey numéro 1 ay Samba Ndelang Gaskel ñoom Kàngam ñoom Boy Bankañ ñoom Ras xale yu bëri ay bu jeune espoir yu bëri jaar sama loxo ba tey jii ñoo ngi ànd ak ñoom nag teggiwuñu tànk kooku mooy Baba Seck. ma lay laaj benn question boo xam ni daanaka souligné nga ko yow parce que sport la mais dañ la xamoon ci football yow nga nekk coach football nekkoon joueur bàyyi football ñëw nekk coach Grand Médine nga jóge fa lan la ba nga bàyyi football dem ci làmb te nga nekkoon professionnel ci football nga jékki-jékki rek bàyyi football ñëwaat ci làmb lan la làmb da doon nelaw ci yow yeewu wala da nga doon boole ñaari sport yi wala lan la moo tax nga bàyyi football rek ñëw concentré wu ci làmb loolu tamit bëgg nañ nga defal ñu ci leeral quoi parce que coach nga ci Kër Massar xam nañ la ñun kilifa nga gis nañ espoir yu bëri nekk sa ginnaaw gis nañ bëri nga génnee tamit te gis nañ sa école ni muy doxee mais secret bi lan la ba nga bàyyi football rek ñëw ci làmb. loolu dafa yomb parce que man bi may football gëw ma woon football bëgguma ko woon sax gars yi ma waxoon ne saa ñu amee problème mu bit dañ may jël si man 9 laa doon football dañ may jël si fu ne fekk nañ ma foire fekk ma Grand Médine bu mag fële fekk ma ñaari tëli fekk ma fu ne di ma jël si ma ñëw Kër Massar di football Fass benn équipe bu ñu doon wax Fass temps yooyu mi ngi tudd doomu yaay Salal fa laa doon football mais man gëw ma woon football boobu làmb sax laa gën a gëm làmb daan am ma bàyyi final nawetaan dem seetaani làmb
waa boo demee Grand Médine tey fi ma cosaan nga xam ne fa lañ jógee ñëw fii Kër Massar ñëpp si làmb lañ ma xam ñoom bi ma gënee nekk booy sax seen kanam laa bëree laa defee tey Kër Massar ñoom li nga xam si man sax waa Kër Massar xamuñu ko si man si wàllu sport làmb man làmb dafa mës a nekk si man bi ma koy dund au ma 10 ans tey xam naa mbër yu mag yu bëri te boobu dugguma sax di yor mbër mu ko dund man ak sama grand frère Jogo bi ñuy tali moom xam na li may wax Tafa Gueye tey su ma dégloo moom xam na li may wax dañ ko dund. Baba tegal sa loxo ci Tafa Gueye. man maa ngi sama loxo ndeyjoor ak Drogba Drogba ma ñëw ci yow su ma ñëwee ci yow Drogba ma laaj la kan mooy Drogba. waaw Souleymane Diaw Baara. dinaa kontaan ci loolu Drogba benn ndaw la boo xamante ne Kër Massar la dëkk. bon judo dëkk bi ñu naan Palmarin màggee fa yaroo fa. xëy na ay lijjante àdduna rek moo tax mu ñëw Ndakaaru di lijjante àdduna am. pour mën a arriver. bon yàlla tamit nattu ko mu bokk ci famille boo xamante ne famille làmb la. mu koy pratiquer di ko pratiquer ba tey jii ni ñu yegg si fii. Kër Massar nag wax dëgg yàlla bi mu fi ñëwee fii laa déggee daal yi ci comme ni ñu koy waxee. ci côté làmb. parce que bon benn grand bu ñu naan Xaadim moo ma ci dugal fee suñu koñ cité municipal fee. Xaadim Ndiaye maa ngi koy nuyu de passage. moo ma ci dugal parce que dañ doon def ay mbapat di foo nii dekk ay saaku ceeb affaire yooyu ainsi de suite affaire yooyu. bon mais gisoon na ne man à chaque fois saa bu ma demee mbapat damay jël saaku ceeb bi yóbbu ko gàlle quoi. waaw léegi bon mu ne pourquoi pas yow doo dugg ci làmb naka noonu la Aldo wootee. bon sos écrit am woo gaa yëpp suñu coach bi mu woo ko. woo gaa yëpp mais man tardivement laa ñëw ci écrit bi bon. mais bi mu fa ñëwee tamit béy naa sama waar ba nga xamante ne bon mën naa ne dégg naa fa daal yi ba ñu xam Drogba tey yaakaar naa ne écurie Aldo Diop la ak Kër Massar Drogba daal comme ni ma la ko mën a waxee ci gàttal rek ndaw la boo xamante ne mu ngi ci biir làmb kenn mënu ko génne ci làmb béy na waaram ba am tour bi mu am nekk mu ngi ci ba tey tamit fas yéene béyaat waaram ba yegg ci kanam fi nga xamante ne gars yi ñëpp foofu la ñuy yegg Drogba daal mooy kooku noonu. waaw loolu leer na Drogba waaw ci loolu laay ñëw ba tey may taxaw ci yow rek mais avant ngay nekk ci làmb dama fort ci yooyu booy ñu ne am na ci sport boo jaaroon yow tamit lu jiitu làmb dafa mel ni jotoon nga commencé def basket. effectivement. waaw léegi tamit la kon li ma laajoon sa waay grand bi laa lay laaj lan moo la génnee ci basket bi indi la ci làmb dafa gën a yomb basket. wala kon li ma wax kii la làmb parce que nee nga da nga judd ci famille làmb. dégg nañ loolu si sa biir wax. léegi làmb ji da doon nelaw ci yow yeewu wala lan la wala basket bi da nga xam ne yow boo ko toppee li nga bëgg a am ci làmb nga ko mën a amee par rapport ak basket. nga dem retourner ci làmb wala lan la. ok naa sawar pour tontu ci question boobu li nga wax dëgg wër la sport la mais nag. basket boobu nga dégg ne daan naa ko def. dëgg la dama nekkoon dëkk ba bi ma nekkee ndaw di bëree ay drapeau ñu naan poussière bu nekkee ci séeréer xam nga. waaw poussière raw gàddu affaire yooyu. dama ci xarañoon tellement que c'est pas pour me jeter des fleurs mais xam naa ne ñi may déglu dëkk Palmarin xam ma. xam nañ ne kii xëy na ay gàllankoor a ñëw rek. non ñun xam nañ la voilà yoon bi xaw a yeex tuuti mais jamono boobu. man dama nekkoon koo xamante ne yàlla may na ma lépp luy daan nit ci lam yàlla mayoon na ma ko mais nag dama mos a génn dem ci benn dëkk bu ñu naan Djilor maa ngi nuyu sama mbokk yi fa ne parce que am naa fa ay mbokk ma dem bëre fa première année mooy sama premier génn nag ma génn Palmarin ma ne jël naa sama saak dem bëre ji ma bëre ak ku dëkk ci dëkk ba ñu koy naan Zos Ndaar Ndong maa ngi koy nuyu bu baax xam naa loolu yàgg na mu ngi may xam ba tey man tamit xëy na dinaa ko xam wala du ma ko xam parce que am na benn jour ñu tase parcelle mu may nuyu affaire yooyu mooy jamono yi rek bon bi ñu tasee final lañ bëre ma gaañ ko quoi xam nga yàlla def ñu bëre mu am blessure ci mbagg bi dafa damm ci mbagg bi léegi nag xam nga waa dëkk bi coow li bëri ñu ne dañ may dóor ñii ne naan mais xam nga rek suñu affaire mooy loolu ñu négocier ba ñu jox ma drapeau bi papa moo ñëw ne ma kii moo daan sama doom kii day rey sama doom papa ji moo ne yëkkati sama loxo ne arbitre bi joxal kii victoire ma dem ñibbi bër set ma dem ñibbi dëkk ba yàlla def ñuy dem ba beneen année ba boobu commencé naa am doole ni xam nga ñëwaat drapeau bi ñuy naan raw gàddu xam nga rek dëkk ba ak bëre ni mu mel bon bi ma dugg si ak mbër buy yéeg si noonu siiw da ngay siiw dëkk ba xam nga réalité lamb voilà
bi ma duggee ci biir làmb ji nii ku nekk xam nga rek man lay bàkkul kii ñii di ma joxoñ naa la rendi nii naa la def nii naa la def nii xam nga rek ak mbër bu yeeg si gars yi dañ ku bëgg a siiw day bëgg a attaqué ku siiw comprendre nga noonu demee. waaw kon maanaam su ma la déggee yow maanaam si jamono boobu nekk nga xale mais da nga xawoon mel ni ku nekk mbëru gox foofu. ci côté boobu voilà c'est ça. c'est ça loolu la mais bi ma duggee noonu ñu commencé di ma kii ñii di ma bàkkul fii kii di ma kii ku nekk di ma joxoñ de gauche à droite xam nga man leen yéen ñëpp def leen ndànk ci kattanu yàlla yéen ñëpp di ngeen ci jot xam nga naka noonu nañ. incha allah Drogba may ma dinañ ci jot. waaw ma dellusiwaat ci yow. di ñëw ci mbiru école bi ndax ku ne xam na ni yor benn nit rek di ko tàggat dafa xaw a metti rawatina nga yor mbooloo ñëpp nekk ay xale ak li ñuy dégg ci mbër coach su ban melokaan la war a am ci biir école am. Baara yor mbër yu bëri mettiwul de parce que ñoom ñëpp dañoo bokk bëgg-bëgg moo tax mettiwul. bu doon kii daa bëgg lii kii bëgg lee day metti mais mettiwul mbër ñëpp a bëgg a doon champion. waaw ñëpp gën a bëgg a doon champion nag foofu la ñuy ñëwee mooy metti ba boo ko xoolee rek mu doon lu metti baaw parce que tey nga yor ay xale maanaam boo yor ay xale ñëpp bëgg a nekk champion yorin ba laay laaj moo tax ma ne la ban comportement ngay am ak ñoom ci biir école bi. waaw yorin ba mooy nga teg ko ci yoon nga teg ko ci yoon. kese mooy yorin bi. boo ko tegee si yoon méttiwul. moo tax musul métti si man parce que ñi ma xamoon depuis 10 ans ba léegi changé wu ma. laajal Drogba tàkkusaanam yëpp maa ko yóbbu. musul dégg mu ne ñaari yoon la mos a daanu. waaw 26 combats. am na luñ ci xam. voilà kon benn yorin bi rek laa yor ñëpp man du ma changé. waaw sama communication dama koy defar saa yu ma toogee ak ñoom. wax buy defar laay wax. entraînement yu sérieux laay diriger ñoom xam nañ man du ma tricher. loolu moo yor mbër gis nga mbër boo amul xam-xam mënoo ko yor parce que dañu léegi booy dañu am doole. am xam-xam li nga leen di jàngal sax ñu am luñ ci xam ñoom. waaw loolu dëgg la waaw. waaw kon loolu boo leen joxul cër boobu doo leen mën a yor il faut nga delloo leen ko. waaw mais coach bi tamit ci biir école maanaam tey des fois souvent ñu gis coach su Baba ma ñëw ci yow ci foofu rek laajaat la. des fois ñu gis coach bu defar espoir ba pare ba mu commencé dégg daal yi mu retourné moom fan mbër mi loolu lan la. waaw xam nga lu koy def faible loolu day am sax si kër nga am jabar faible si wetam nga am doom faible si wetam. nga jiite daayira faible si kenn nga jiite tour faible si kenn. mais njiit du mel noonu njiit warul faible tey coow yi ngay dégg si réew mi yëpp faible si benn côté moo koy waral xam lan moo am solo. boo toogee ak Drogba siggi soo toogee ak Raas siggi soo toogee ak Samba Ndalañ siggi wala keneen ak keneen loolu moo am solo si kii wala Jokal wala keneen ko bépp entraîneur boo gis mu am muy fan mbër. mënul entraîner mbër deful stage deful formation amul benn diplôme. mais entraîneur bu mel ni yow Baara am na loo si xam am nga diplôme yow du yaay topp si ginnaaw mbër mais mbër moo la war a topp parce que dafa am lu nekk si yow. waaw mbër moo la war a topp Baba loolu leer na. loolu leer na mais ma ñëwaat rek ci yow ba tey rek ñu taxawaat ci làmbu Baba. fi ma bëgg a dugg ak yow mooy làmbu Kër Massar parce que Kër Massar léegi mi ngi bëgg a yaatu ci làmb. gis nañ fi ay jeunes talent mais Kër Massar maanaam dégguñ champion bu dégg daal yi ba maanaam. ba ñu ràññee ko carrément ràññee nañ mbëri nag mbër bu ci dox dinañ xam ne kii diw la Drogba la Kër Massar la dëkk moo nekk équipe Kër Massar mbooloo ak keneen bëri nañ fi fu ñu génn nañ leen xam-xamee leen ci télé mais maanaam boo dégg daale bi mooy ñu egg fi yenn mbër yi di nekk lan moo téye mbëru Kër Massar yi. Baara loolu dama si sawar leen téye ak maa bëgg ñu ma koy laaj wax naa ko si chaîne yu mag yi. wax naa ko si réseaux sociaux yi wax naa ko Walfadjri wax ko TFM wax ko si Bécaye Mbaye ñoom Drogba xamul leen téye Kër Massar seen autorité nanguwuñu jàppale mbër mu mag te koo si gis mi ngi jàppale feneen wallaahi loolu moo leen téye mais lu mbër di def ba jàll def nañ ko si làmb ñoom. waaw parce que loolu tax ma lay laaj parce que dañu gis ni mbër yi bu fekkee tey li ñuy seet si mbër. waaw souvent ñu ngi koy gis si mbër Kër Massar yi parce que ñun Kër Massar dañ fiy dox. dañuy dajeeg mbër yi bu dee côté entraînement da ngay xool booy yi ñu mel ni ñu war a mel. te tamit ci côté bëre boo leen yóbboo stade dañuy gis booy yi doon ay mbër yu mën a bëre mais téye bi yéexaay bi lan la moo tax booy yàgg si suuf. waaw mooy li ma la wax tey boo demee Guédiawaye dañ naan Malick Gakou. waaw. nga dem Caaroy Géej xam naa fa 2 gars yoo xam ne booy yaraax moomu booleeg ñoom. mooy jàppale Moussa Ndoye ku nekk gis na ne Moussa Ndoye ay temps fayoon na.
waaw mais dans 5 ans yii Moussa Ndoye dafa ñëw si kanam. nga dem Lansar gis Cheikh Niang tey Kër Massar amul kenn. waaw Baba nga may ma tuuti rek parce que da nga tudd Moussa Ndoye may nuyuwaale au passage benn paa bu ko yor. Père Ngouda Sarr yow xam nga ko. bu baax waaw li nga tudd Moussa Ndoye rek moo tax ñu koy nuyuwaale au passage quoi. tey ñooñu bàyyi la nga dem tey ñooñu loolu ñu am bu ko Drogba amoon kenn waxatu ko fii man taxaw naa Papis ne ma Yékini Papis rakku Yékini la jarbaatu Yékini nekkoon kër Yékini mu ne ma Yékini xool na Drogba yu saaga mu ne ko lu ma am si làmb kii mën naa am lu ko raw parce que moo mosul. tegal foofu sa baaraam. te dëkku mbër la bokk. tegal foofu sa baaraam ma ñëw Drogba ñaata combat nga def yow. ok man si je me rappelle très bien bon bëre na 13 combats ñaari défaite la am 11 victoires. 11 victoires. waaw mais léegi lan la Drogba 13 combats. si biir 13 combats yi. xam naa mënuma lim ñëpp. mais ma ci lim ay espoir yu ñu ràññee woon. ci làmb ci moment boobu nga leen di daan man xam naa ni ñooñu neexuñu woon daan. nga ñëw daan leen muy lu mel ni Kaw Cissé bu Dalifort ak Mbeex ak Volcan bu Caaroy Géej mais naka nga mun a arrêté espoir yooyu nga xam dañu nekkoon ci yoon di dem nga bokk ak ñoom yoon bi ne leen doo leen dem da ngeen may xaar ma dem daan leen ba pare taxaw ànd ak ñoom di xaar loolu lan la. je ne sais pas xaw ma naka lañ koy mën a waxee sax Olof Njaay day naan. yoon bu gaaw yàlla la neex. dëgg la waaw xëy na. lii la yàlla namm ci man mais comme li coach Baba wax léegi nii man xam naa bu baax que ne Sénégal fii ci wàlli làmb Baara kenn sutul Drogba kenn ëppul Drogba voilà Drogba ma ñëw ci loolu kenn mënut taxaw kenn sutu la kenn ëpp la kenn manu la mais est-ce que yow peese woo sa bopp ci loolu rek ba xaw a mel ni ku ralentir ci côté sport bi nii jàpp ni yow soo ñëwee rek kenn sutu la kenn ëpp la war nga mën a nekk champion ci sa corpulence ak si sa jëmm yow parce que loolu si say biir wax yow yaa ko wax mais est-ce que nekkul Drogba liggéey bi moo manqué wala jàppale bi moo manqué wala lan moo téye Drogba yooyu am na bu ci am da ngay jàpp sa xel lu bopp ni soo toogee benn place képp ku la jox yaa ko war a mën soit jàppale bi des mais doo war nga woon nekk mbër muy taxaw ba heure bi te dégguñu la au sommet waaw. yàlla seede na ko yàlla na la yàlla dégg lii nga wax ni soo ma koy wax sax sama yaram day daw parce que. fii lamb Sénégal pour man pardonnez-moi damaa yaakaar dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. yow loolu nga gis. tardement bi Drogba tardé yëpp yaakaar naa ne loolu la. benn ñaareel ba manqué nañu jàppale ñun suñu président écrit moom mooy Aldo Diop. waaw ñu ngi koy nuyu au passage Père Aldo maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu wér. mais ak autorité Kër Massar yi jàpp naa ne Drogba tardement am yëpp ci lamb ñàkk a jàppale bokk na ci parce que. man bëre na 9 combats yoo xamante ne successifs man dama am victoire am na ay mbër yoo xamante ne bi ñu am 5 combats la ñu commencé di fayeeku ay 15 millions ay 20 millions. non pourquoi pas Drogba. voilà Drogba am ay 8 victoires xaw ma 9 victoires successives Drogba mënul dem fet mënul fayeeku 1 million. loolu du yoon jàppale bi moo des comme li Baba wax sànq rek. autorité Kër Massar yi je ne sais pas am na ay autorité wala amul ay autorité yaakaar naa ne am na ko pour l'instant nii Moustapha Mbeng moo fi ne. comme autorité bi nga xamante ne wax dëgg yàlla su ma xewle woon tey taxaw ci këram dina si jàpp. mais jàppale baa des comme ni mu wax rek Baba. léegi jàppale baa des Drogba dinaa ñëwaat ci loolu. léegi Drogba si suñu gis-gis. nga nekk tête de file Kër Massar. boot écurie ak boot écurie nu mu méttee. nan nga bootee écurie bi ak say rakk. waaw alhamdulilah ñoom ñëpp comme li Baba wax sànq rek jox nañ ma cër ba mu mat sëkk. ma jox leen cër ba mu mat sëkk parce que tubaab bi dafa ne le respect est réciproque. boo respecté wul kenn du la respecté. man nag wax dëgg yàlla ni ma ko bootee moom mooy ci fulla ak fayda ak respecté leen ñu respecté ma entraînement su jotee ma dem entraîné su ñibbi jotee ma dem ñibbi képp ku ma tasal ci ñoom ci mbedd mu am lenn loo xamante ne mën naa la ko defal ma defal la ko ku ñëw sama kër tamit ne ma Drogba lii ak lee ma am la ma am defal la ko. waaw ci loolu laay bëgg a ñëw ak yow. waaw noonu daal laa leen jàppee. waaw parce que nettali ci làmmiñu borom. loolu dama la doon junj pour nga wax ko ma laaj la ko parce que Drogba moom dafa nekk mbër. te ñu gis bu mbëri di bëri mu retourné di jënd ay billets loolu lan la li nga boot équipe bi la. wala lan la te damay jéggi quoi parce que du ma ko yemale Kër Massar mbooloo. dama naan Drogba léegi moo boot Kër Massar ndax 100% Kër Massar bi mu amee. mbër yëpp d'accord nañ nekk sa ginnaaw lan la loolu ban façon liggéey la. te gis nañ ni tamit mbëri képp koo xam ni bokk ak moom équipe sax suñu amee combat seen xel daw ci yow. loolu liggéey boo liggéey la
wala boot bi nga boot xale yi nga ñeewantal leen wala lan la. voilà c'est ça surtout loolu ma ñeewantal leen trop ma xam ne làmb dafa metti laaj lu bari Drogba amul dara de mais soo ñëwee sama gàlle fii nii macha allah maa ngi sant yàlla bon di julli ci yonent bi gërëm suñu ay waajur. vraiment di gërëm nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama encadrement ñoom ñëpp ñi nga xamante ne dañ may conseiller. quant à booy yi ni ma leen bootee bon dama am fulla ci seen kanam am fayda seen kanam. yaakaar nekk loo xamante ne dafa fort. aw ma dara mais lu mu gàtt benn booy mën na ñëw fii tey ma yekkati benn 50 000 francs jox la aw ma dara de yàlla xam na parce que man pour man su ma amee dara moom mooy que ne man ma am sama këru bopp am oto bu rafet am ay soxna yu bari tee leen ci biir kër gi yow sama njaboot ñu stable nekk ci aise man loolu laay woowee am dara ak di julli ci yonante bi di ñaan ci yàlla loolu moom mooy pour man am dara. actuellement fi làmb toll nii làmb dafa mel ni ku nekk ci crise baaba kon nga yéen yéenay coach yi yéenay produit bi te produit bi maanaam génn de mbër di entraîné bëri woo dafa metti ak tolluwaayu làmb loolu ban jàngat nga ma ciy defal baaba. waaw xanaa metti rek jàngat yi bëri na booy sonn nañ vraiment comme ni ko Drogba waxee même moom dama ko yërëm boo laajee soxnaam wala nga laaj waa këram gëj naa fi gisoo bi ñuy ñëw dama réer. parce que dama ko yërëm tey ñun dañuy am problème sax ragal ñëw si moom ndax xale yi ñun dañuy am problème ragal a seeti suñu plein ndax booy yi muy jàppale mu koy dégg da ngay dégg booy bu nekk naan la Drogba moomu defal nii moomu defal nii yal na ko yàlla fay lu waaye def nag sa boppam la ko defal te su ma doon moom même buy bàyyi làmb loolu na continuer parce que yàlla moom nit ñi daf leen fi teg pour ñu am di leen dimbale mais gis nga crise bi ñu toll tey baaxul si ñoom ñëpp surtout ñoom ñi nga xam ne dañu toll seen digg doole war a bëre Baara wax naa ko korog CNG bi ñuy xëccoo dat yi Gaston di xëccoo kii bërki démb ma ne leen feeg yéen a ngi xëccoo dat yi doo leen publicité si télé yi combat yi te làmb ji ubbi na pourtant ñoo ngi joxe journée CNG ubbi na journée yi gaa yaa ngi jël mais dañuy xëccoo ay journée te loolu laaj na population bi xam ko tey mbër yu bëree ngi toog seen kër xamuñu lu xew. waaw non baaba taxawal yow dama dégg nga ne CNG bon tijji nañ. dëgg la ndax écurie yi ñu ngi affilié wu. loolu am na lu ma ci xam. mais est-ce que Kër Masar Mbooloo actuellement ni affilié wu na. affilié naa bu yàgg. affilié nga. si 5 premiers waaw léegi fi may ñëw ak yow baaba mooy làmb ak 8 kilos. waaw. tamit nga def si jàngat. non arrangé wul xale yi mais arrangé na mbër yu mag yi comme ñoom Drogba bu ñu amee grand combat ñoom nee naa la si grand combat yi la arrangé mais espoir yi. waaw baaxul si ñoom. baaxul si ñoom Baara. promoteur bi léegi. ah loolu booy non booy dootuñu bëre ay booyam lay jël. ah loolu sa nijaay moom a booleeg yow. waaw seetuñu ko mën a bëre. looloo yàq làmb ji. kon làmb dina gën a tëju baaba. seetatuñ ko mën a bëre Baara tey boo mënoon jënd 5 bloc suba nga bëre ku la neex si booy yi am tur. ay Liss Ndiago ak Ada Fass léegi ñu jox la ko jëndal bi promoteur boo koy woo mu lay jox date bu neex jëfal yóbbu la position bu la gënal parce que yaa fay xaalis avant kon kay làmb am na crise. non kon maanaam tey damay dellu si yow ci benn question boo xam ne Drogba moo souligné loolu kon. waaw làmb kumba am nday ak kumba amul nday. bi kii doon li mu wax mooy dëgg bëgg a ñëw kon. mooy dëgg. léegi yow. ku xaar Drogba di laaj 2 millions ba pare yëkkati 500000 di ko jënd billet damay bañ. ok gis naa ko damaa bañ. waaw léegi tegal foofu sa baaraam. waaw ma ñëw ci kii parce que daanaka booy seet léegi waxtu bi jeex. léegi yow làmb Kër Masar. ak 100% Kër Masar bi. mën nañu coach yi fi nekk yëpp yow yaay seen mag. te gis nañ 100% bi dafa juddu maanaam xaw a tombé corona bi. après 100% boobu nan ngeen siy liggéeyee ci yan doxalin ngeen nekk moment bii ñu nekk nii comme que yow yaay kilifa gi fii te ñëpp nangu nañ loolu. entraîneur fi nekk yëpp nga mag leen ñu retourné toppaat sa ginnaaw donte ni amoo dégg nañ ni amoo benn poste ci biir 100% bi mais ñëpp jël nañ cër mag jox la ko nga nekk kilifa 100% bi loolu tamit bëgg nañ nga am benn njàngat boon ci defal ñuy nuyu président 100% bi Pape Diouf ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu gars yi fa nekk yëpp ñoom Mame Thierno ñu naan leen King ak yeneen gars yëpp siyaar nañ ñëpp bàyyum kenn ñoom Ndiaga ñoom Baye Ndiaga ñoom booy trésorier bi nu mu tudd seen booy bi Pape Demba waaw ak ñoom Bira ak gars yëpp nuyu nañ 100% bi yëpp léegi njàngat boobu lañ bëgg nga defal ñu si tuuti rek. ñëw ci yaa ngi laaj loo xam ne nag mooy bitu waxtaan bi yëpp ñu fiy wax parce que tey 100% Kër Masar moo gën a war a taxaw sax sama écrit wala beneen écrit parce que lu ñëpp bokk la te gis nga lu ñëpp bokk kenn du la may lépp nga jël lépp
man maa ne Drogba bugguma poste waxoon naa ko wax ko gars yi bëri wax naa la ko. waaw non xam naa si dara waaw. ma ne leen bugguma poste kenn la may lépp. trésorier ba sama écrit la bokk. dëgg la waaw. Drogba mi mbëri jiital sama écrit la bokk. waaw dëgg la. yow sama rakk nga yaay porte parole bi. waaw loolu dëgg la. Bira mooy secrétaire administratif. waaw. waaw kon man. man sax su ma ñëwaatee yaa ma formé. voilà man su ma ñëwaatee di jël poste fan laa jëm. tey écrit yi nekk Kër Massar yëpp ka fa nekk entraîneur maa ko si man la takkee ngembu. waaw ba tekki ngembam. moo tax ma ab sawar si laaj la. waaw moo tax xoolal kooku mooy sama écrit nag 100% bi mooy sama écrit. ndeysaan. maa ngi siy nuyu bu baax sa waay. King. waaw maam Thierno di ko jaale. di ko jaale waaw temps di jaale Drogba tamit bul fàtte ne waajuram dafa wàññeeku woon. waaw temps yële si ginnaaw. ñu bàyyi si xel. waaw ñoom ñëpp leen jaale parce que ñoom dañu ni ma ko gisee dama si kontaan. parce que ñoom ñi war a ànd nañ. gis nga ñi war a ànd bu ñu àndee. waaw mag mu leen jege da nga ko war a rafetlu. am na fu mu teg ba tam foo ko tegoon te yaakaar naa ba léegi fa nga ko teg léegi dama bëgg a cibleel ma ñetti adversaire yoo xam ne yow sa jëmmi bopp. bu ñu la seet si woon pour ñooñu pare nga. waaw Bara loolu naa ci sawar a tontu wax nga sànq am na koo tudd ci biir wax bi xam nga gars yi fii dañu bëgg ay teggi wante. yooyu amul sens. gis nga buñ ko doon teg ci charte yu leer maanaam ñaari naataango yoo xamante ne maanaam tolloo nañu doole tolloo nañu lépp. waaw lamb day neex. dëgg la waaw. loolu gars yi naan ay combat jànk. waaw moo gëj a am ci lamb ji. yow sa combat tey maa yow tey boo doon wut combat jànq yow kan ngay jël kan ngay affronté. Gora Sock mën na ñëw ñu bëre. yaa Gora Sock ak kan. combat la. waaw Gora Sock Farna man ak moom combat la. waaw. bari nañ Moussa Drogba yow Drogba taxawal Drogba yow sa canapé bi moo nooy nga tëb tal si ñooñu wala. Souleymane Diaw su fekkoon ne xamoo ma ñii buñ ma doon laaj caméraman yi. waaw. ñii 4 personnes yi buñ ma doon laaj xaw ma 5 booy bee xam na ma rakuraas bi xam na ma. waaw Baba xam na ma buñ ma doon laaj na ma canapé bi moo neex. waaw amul problème man du ma am lu ma wax. doo am loo wax mais yow Baba ak booy bee xam nañu ma Ousmane a ngi nee. non man li ma ci gën a jaaxal Drogba. yow pare nga pour affronter Franc yow. Franc bi nga wax noonu yonante yàlla Mouhamed bi mu daanee sama doomu ndey Bébé Saloum. Bébé Saloum waaw. sama soxnaa ñu ngi lay nuyu maa ngi koy nuyu baax. barke yonante yàlla Mouhamed dama am lu ma nakari. parce que ñoom xam nga li ma la wax rek fii ku nekk xam nga ku la may. mais Drogba ko ñëw da ngaa bëgg a mel ngemb. du loolu. man xam nga boo nee daal daan sa doom ndey. xam naa sama bopp. ni mu la méttee nga tëb rek ñu ne la ciblé ñetti adversaire yoo xam ni. Souleymane Diaw nga dal ci Franc. je sais qui je suis. xam naa man kan laa. mais pare nga pour affronter ko. barke yonante kon promoteur yi ñi may dégg Fallou Ndiaye. yonante yàlla Mouhamed laa lay wax. Assane Ndiaye amul man sama carrière lépp baabaa ngi nii moom mooy sama coach. pare nga pour amul benn combat bu ñu ma mës a indil mu dellu. Amadia yaa ngi may dégg ah. promoteur bi jeune promoteur. gars yi dimbale leen ñu nag ñu bëre. dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonante yàlla Mouhamed ñu bëre. parce que tamit mais taxawal dafa am ñaari adversaire yu ma la bëgg a proposé. allez-y. limousine bu tënkee yaa moom combat la wala. limousine ñemewut xam nga li tax. waaw dama war a bëreek moom mu dem taamu ji Ama Sène Junior yaakaar ne foofoo gën a nooy. waaw Ama Sène Junior daan ko jëlee neexul waaw. ñu daan ko. Cobra nag kon ñemewut. Cobra man moom ci sama dégg-dégg sa waxu maat sama mag. waaw daan na ma wax ne nu mu tudd entraîneur am bi Baba Diallo à chaque fois moo yàq seen combat. yaa ngi moom. waaw parce que dañuy naan yow ak Drogba buñ ko waxee ci Baba Diallo dañu naan kooku moo man sama. Baba Diallo daf la ragal wala mbër la loolu mooy problème bi manager yi nañu bàyyi loolu ak entraîneur yi. nañu bàyyi loolu ñun ñoo mën a mayante ay xaalis. gis nga li nekk Baba Diallo nañ ma baal ci wax ji. Pala Diop. Abdoulahat Ndiaye ñoom ñooñu nañu bàyyi nit ñi ñuy bëre ci seen biir. loolu moom moo ëpp solo parce que jël sa mbër rënk ko fee mel ni ay mango yu ñorut. rënk ko fee ba keroog muy ñor nga doo ko génne loolu baaxut. nañ bàyyi nit ñi ñu bëre. mbër ñi ngi lay jaay nañ ñu bàyyi ñu bëre suñu biir moo gën ku nekk may sa morom xaalis. léegi man li ma si gën a métti mooy Franc nga affronté directement. yàlla ak yonante bi seede na ne. mbër billaahi wallaahi daa bokk ci sport wala lan la. temps bi dafa kii nag nga tënkal ma lu gàtt rek. non lamb daf si bokk parce que képp ku am récépissé. waaw état jox la ko. daf la war a subvention. non gisuma ci lamb. fiche bi sama téléphone moo fi ne ci émission kon si ñoom la parce que tey dañ ñu indil ñu bees. plus de 2 milliards ak 4 milliards xaw ma ñaata lañ wax. 4 xaalis bi. te lamb bokku ci. te am na xaalis bu njëkk a dugg baara. non boobu promoteur yi lañ ko jox 27 millions. lu tax ñu koy jox promoteurs yi. promoteurs yi ñooy lamb. kon yow loolu nu ma la gisee. léegi mbër mi yaakaar lamb nag te bëriwul. day métti. waaw moo tax ma laaj la baaw. waaw mooy li ma la wax. mais xam nga 27 millions léegi lu ko. tey CNG bi ñu fi teg gars yi war nañu jàkkaarloo ak ñoom ne leen tuut baaraam. ne leen dañ leen a indi ngeen bees li gars yi doon jooy. tey moo fi ne. kon su tegal foofu sa baaraam nga defal ma sa dernier carte yow nañ jël si ñu. dernier carte bi moo di gërëm waa kër gi yëpp. di gërëm soxna Drogba nit ku baax la. xam naa ko bu yàgg nit ku baax nit ku yaru nit ku teey
soxnaam laa wax de ku dal tey moo ñu yaatal ba lii yëpp mën a am parce que si këram lañ ko fekk te tàgguwuñ ko bi ñuy ñëw dëgg la dañ ko bett waaw te amoon na solo ñu woo ko gisoo ñëw bi sax looloo war a réer bi dëgg la waaw kon coach waa kon di gërëm sa gars yi waa waaw DATV waaw Abdourahmane liggéey bi rafet na booy yu am talent booy yu am talent sawar si li ñuy def duñu mer duñu yokki duñu taay yàlla leen yàlla taxaw fi ñu nekk yàlla may leen fa tur bañ bokk si ñi ëpp tur si réseaux sociaux yi ba yàlla may leen lu mag te ñoom ñu ànd si ak déggoo kenn bañ a manqué si ñoom kon mi ngi noonu sama gars yi noonu la amee woon fii la amee woon ci Alaaji Paate Kër Massar ñu ñëwoon seet si ñaari ndaanaanu làmb kon yéen a déggandoo li fi jot a xew coach su Baba jox nañu ay leeral champion bi du Drogba tamit jox nañu ay leeral ñuy jaajëfalaat gars yi waa équipe bi nuyu Abdourahmane nuyu Moustapha nuyu sama ñaari caméraman yi nga xam ni tamit ndeysaan boobu ba léegi ñu ngi ci bu sama doom nday booy sekk di ko ziar sama jarbaat di nuyu soxna si tamit nuyu champion bi fi dugg léegi Ousmane ñu gën ko xam ci xaban moom champion la nekk fii ci Kër Massar dëkk Alaaji Paate mu ñëw teewee émission bi nuyu Mamadou Gueye ma la ci ginnaaw sama doom baay di ziar ñëpp di nuyuwaat monde làmb di leen wax mi ngi noonu ñi ngi demaat ba beneen yoon ñu teewaat fii ci DATV ak waxtaanu làmb wasalaam ngañ dem bag yaay wali mata guy galis na ngañ dem bag baay wali yaay a dure